#News sur Vibe Radio. The best radio station. Vibe Radio. Vibe Radio téeméer ñaar yu tomb ñett di dibeer ñaar fan ak benn février 2021 seen émission #News sunu gan tey Bara Diouf la cadre administratif et financier ci privé bi membre bu bureau politique bu MRDS initiateur plateforme rufisquoise et contrôle citoyen AUBS bile la ñuy waxtaane moo di ñàkk yi Babacar ñëw na jot nañ toll ci 200 000 doses yoo xamante ni Macky Sall ci boppam jiitu réew mi moom moo demoon daal di gàttandu avion bi wax yu xamante ni nit ñëpp dégg nañ ko waaye nag mu nekk commande boo xam ni commande chinoise la bu Sinopharm jamono ba nga xam nag Sénégal yu ci bari daal ku ci nekk yaa ngi am nooy gisee mbir mi ñi naan wóor na wóorul ñi naan dañ koy defam du ñuy def gannaaw nag ñun suñu xam-xam màccul ci man pexe la ñu fas yéene def ngir rek wax ak askan yooyu waral ñu tàllal sunu micro sociologue bi di docteur Souleymane Lo ñu teewlu li mu kàddu yi mu rotal ci téléphone Mouhamadou Fatou Ba. ni dañu war a xool ban pexe la ñu war a mën a teg ba nga xamante ni ñi ci xawoon na raglu dinañ ko xaw a ñime pour man ci sama xalaat mënta weesu li nga xamante ni ñi jiitu ñu wone yoon bi ñi jiitu maanaam mooy ñi nga xamante ni ñoo yor réew mi stratégie bi ci mag mooy président de la république jiitu ci ak njabootam suñ ca paree ñi nga xamante ni ñooy ay député te nekk les représentants du peuple ñooñu tamit wane exemple bi daal di vacciné wu membre gouvernement bi ministre yeeg DG yeeg directeur yi ñooñu vacciné wu buñ ca tegee ñu teg ci kilifa diine yi moo xam ci abbé bi la moo xam ci diine ji islam la ñooñu ñëpp tamit comme ñoom ñooy faral di wax ni li baax na moytandiku leen te bu fekkee ne mbirum aar rek la ñuy wax am naa yaakaar ni kenn waru leen cee jiitu donc ñooñu dañoo war a wone exemple bi ci jël vaccin bi ba pare bu pare nag bu boobaa ñi des nga xamante ne askan wi ci ñoom la ñuy xool ci ñoom la ñuy roy pour ñu leen ñëw leen bu dina yomb bu baax parce que suñ ko defee rek nit ñi dañuy daw sax fekk ci leen waaye nag beneen anam boo xamante ni doxalin ko dina xaw a jafe pour que nit ñi ñu mën a dëppoo donc vaccination yi parce que tamit dañuy seetlu ni lépp lu fi baax ñi jiite ñoom ñoo ci njëkk a jëli seen i cër kon lu ni ci mbirum santé bu ñëwee tamit ñooñu nañ ci jiitu bay ci seen mayu tànk ci joxe seen bopp ba pare bu boobaa ñeneen ñi nga xamante ni dañ leen ko bëgg a gëmloo dina yomb ci ñoom. aywa di rek sociologue nga xamante ni xam-xam màcc na ci rek nees def ba nan rek lay jàngatee li nga xam moo di rek doxalinu nit ñi ci seen ab xel di docteur Souleymane Lo Mouhamadou Fatou Ba moo ko tàlloon micro bi ñu waxtaan ci jàppale ni Sénégal nag jot nañu dama la ko waxee ci njëlbeen du toll 200 000 ci ay doses ci koppar yi ci la Macky Sall wax 2 milliards. yu tekkas lëf la loolee ne ñu dañ ko jënd wuteeg la nga xamante ni moo di la ñu war a jot xam naa dinañ ci ñëwaat waaye laata ñuy xuus bu baax a baax ci loolu le sëñ bi Bara déglu nga sociologue bi naka nga déggee moom it la mu wax ci wàllu sénégalais yi. waaw jërëjëf Mamadou docteur bii di wax ni sociologue bi li mu wax déglu naa ko mais man xawma d'accord ak moom trop si approche bi ñu am si vaccination bi Covid bi. dafay nekk feebar boo xamante ne feebar bu bees la feebar bu bees la boo xamante ne lëmbe na àdduna jaaxal na borom xam-xami àdduna yi mais def nañ góorgóorlu ba trouver ci vaccin. je pense que sénégalais yi ay nit la ñoo xamante ne ay nit ñu am xalaat bu sell lañ nañu bàyyi ñi nga xamante ne ñoo am xam-xam ci mbir mi ñu wax ak sénégalais yi ñu bàyyi ku nekk su ñun bëgg a jóg ci mbir moo xamante ne dafa compliqué dafa technique. ku nekk su ñun bëgg jóg jàpp ne lii mooy yoon bi pour man 16 millions de sénégalais la ñu doon ñu ne am nañ 200 000 doses pour man gisuma opportunité ñu ne dañuy jël politique yi par exemple ñu vacciner wu avant tout le monde. gisuma njëriñ li nañu xool ñi nga xamante ne techniciens yi nga xamante ne mooy docteurs yi nga xamante ne ñoo xam wàllu vaccination ñu wax ñu ñan ñooy personnes yi nga xamante ne ñoo gën a soxla vaccination. et pour man loolu ñi si jiitu mooy ñi nga xamante ne mooy suñu médecins yi mooy ñi nga xamante ne ñoo nekk dans le personnel médical xam ne ñoom ñooy gën a exposé wu si virus bi. ñoom ñu jaaral mbir mi yoon mais jarul ñu ut exemple si jaar ci politique yi pour wan nit ñi ne affaire bi baax nag wala baaxul parce que pour man. tollu ci baax nag wala baaxul tolluwaay bu dangereux la pour sénégalais yi. je pense que li ñu war a wax mooy ab réew bu demee ba toll fi mu toll nii. war nañoo wóolu ay borom xam-xamam ay borom xam-xam yi nañu wax génne joxe xam-xam wax ak nit ñi dégg luñ mën a wax et je pense que loolu buñ ko defee moo ëpp njëriñ ñu ne dañuy jël ne nañu vacciner politique yi vacciner sëriñ si vacciner damay ragal balaa ngay vacciner Sénégal yi sa 200 000 doses yi jeex. ok 200 000 doses yi sax fois 2 la donc booy xool 100 000 personnes lañ ko mën a vacciner sànq ci sa biiru kaddu dama le mot xam-xam baatu xam-xam dafa ñëw ñaar yoon maanaam borom xam-xam yi donc moo la déggee moo di communication Covid bi. njortees nañ ni kon gouvernement bi da ko faussé dès le départ. mais loolu dafa leer gis nga am réew ñaara ko tënk ñaara ko yor
ñi yor nguur ak ñi yor xam-xam. leneen loo fi génnee dafay dugganteeg loolu par exemple boo jëlee kilifa diine dañoo séntu si moom xam-xamu diine wala dañoo séntu si moom capacité mën a impacter si nit ñi léegi réew mi fi mu toll nii ñi yor nguur seen kàddu moom kenn naatablewul ne seen kàddu Sénégalais yi duñ ko déglu. Sénégalais yi ñuy politique de manière générale ak ñi nekk si nguur gi de manière particulière seen wax kenn du ko déglu léegi bu Sénégalais yi demee ba wóolootuñu boroom xam-xam mooy réew mi fa mu jëm de baaxul. il faut que ñu delluwaat sur les principes de base principe de base mooy mbir bu ñëwee ku nekk am nga droit am si xalaat waaye bu ñuy wax ak sénégalais yi na boroom xam-xam yi wax ak sénégalais yi wax leen xam-xam selon niveau ñoom bi ñu toll. je pense que vaccination bi coow li nga siy dégg ak ragal bi ci nit ñi ragal la plupart du temps booy xool ñi koy wax généralement duñu ay boroom xam-xam si mbir mi. donc à chaque fois que ñoom boroom xam-xam yi bu ñu waxee. nit ñi dañ ne ñii lañ wax ni yenu na maanaa wala xam-xam nangu na ko donc si Covid bi de manière générale communication bi. mais de manière générale communication Covid bi c'est une catastrophe. parce que ma jox la exemple bi gën a garaaw. mooy première phase Covid bi nit ñi dañ doon déglu borom xam-xam yi. professeur Seydi. merci docteur Bousso. Fala jëmoon docteur Xemes. ñoom lañ doon déglu on les entend plus. ñooñu première phase bi mu demee yàlla def. si ay mbiram. ak réponse bi nga xamante ne ñoom indi nañ ko en tant que ay technicien ba Sénégal nekk position boo xamante ne xawoon nañ ko naw si réaction face au Covid. mais loolu bu mu génnee lan nga gis politique yi dañoo jóg def ko ndam politique pour ñoom nga gis le ministre Abdoulaye Diouf Sarr di organiser ay meeting gars yi di ko tàccu ñu naan moom moo def affaire yi. Macky Sall dem Kaolack dem Thiès dem Kaolack dem Fatick organiser fa ay ngand meeting ñu naan Macky Sall xarañu Macky Sall waa léegi deuxième phase bi ñëw na. ñun ñi nekkoon deuxième au niveau mondial entre guillemets aujourd'hui nee nañu on est dernier au niveau africain. avec beaucoup de décès. et li indi loolu ñaar la benn bi mooy niveau d'alerte bii nit ñi newoon ak niveau de mobilisation communautaire bi nit ñi nekkoon niveau boobu dafa wàññeeku. bu baax a baax et lan moo tax mu wàññeeku loolu mooy mbir mi lan moo tax mu wàññeeku mooy sénégalais yi bi ñu gisee caaxaan yi nga xamante ne nguur gi def na ko ci Covid bi dañu ne nguur gi dafa bëgg utiliser Covid bi rek pour politique. automatiquement sénégalais bi dafay wàññeeku. niveau de résistance communautaire niveau de mobilisation communautaire bi amoon demoon na ci ba dëkk bu nekk da nga amoon benn collectif bu dëgër bu nekkoon foofu par exemple ñun à Rufisque on avait une initiative rufisquoise Covid-19 jot ci laa bokk. ñu def effort yu bari distribuer ay milliers de masques à partir de contributions volontaires mais bi nga demee ba Covid bi commencé joxe ay résultats yu baax le ministre de la jeunesse dafa organiser benn jour benn manifestation ne day décerner des prix aux initiatives yi nga xamante ne ñooy initiatives yi gën a baax on a vu que initiative yëpp ay initiative APR la donc ñoom dañoo jël Covid bi def ko un objet politique bi ñu ko defee un objet politique Covid bi am rebond li ñuy tuddee deuxième vague au début. les spécialistes dañu waxoon centre yi ngeen tëj teel ngeen ko tëj. ubbi waat leen ubbi leen centre yi mais mënuñu woon ubbi centre yi parce que jeunes yi nga xamante ne ñoo nekkoon volontaire dem liggéey ci centre yi la plupart du temps fay ñu leen seen xaalis. et loo gis mais aujourd'hui nit ñi bu ñuy dee ci Covid bi nañ ma baal ci expression bi deewuñu ci Covid dañuy dee parce que amuñu lal hôpital bu ñu tëdd. dañuy dee parce que amul oxygène ci hôpitaux yi. aujourd'hui en moyenne 10 personnes à 12 personnes ñooy dee par jour. et loolu moo indi li ko indi mooy on a un gouvernement boo xamante ne sur une question technique une question aussi sensible ñoom dañ koo déplacer de la question technique dindi mobilisation populaire bi ñu ci indi woon def ko seen mbiru bopp mbiru APR mbiru politique. et loolu mooy marque de fabrique gu Macky Sall ak sa gestion mooy lépp lu muy def moom politique la siy xool bu am leen njëriñ politique mu jël. bu amul njëriñ politique mu bàyyi et loolu moo tax tey jii les spécialistes aujourd'hui ils ont reculé. et tey jii médecins yi dañ lay wax ne ci première vague bi médecins feebar ñi amoon Covid doon ñëw seet si leen bu ñu daan ñëw hôpital dañ daan fekk seen premier jour wala seen deuxième jour de contamination. wala deuxième jour à troisième jour de contamination. mais kooku na neex a faj mais léegi nit ñi balaa ñu dem hôpital nañ def 7 wala 8 jours de contamination moo tax cas grave yi du yokku cas grave yi bu yokkoo. nombre de lits yi nga xamante ne waroon nañ ko yokk ñoom yokkuñu ko mais moo indi situation boo xam ne tu as l'impression que Sénégalais yi dañoo découragé ci Covid bi mais
loolu li leen koy wan mooy njiit li nga xamante ne moo waroon joxe la voix joxuñu la voix te borom xam-xam yi ñu waroon bàyyi au cœur du dispositif dañ leen dindi pour des questions politiciennes. ci vaccin yi ak Covid ba léegi dañ ci des ndaxte bi ñu fi waxi dose 200 000 ba léegi dafa am loo xamante ni dafa indi woon ay wax. ak ki mbir ci réseaux sociaux yi moo di tweet ba nga xamante ni Abdoulaye Diouf chaque jour dama ko wax ci 6/9 bi Abdoulaye Diouf Sarr bindoon wax ni lu ñu Chine may la ba ci nopp ba gis nañ internet du ay da nga koy dindi rek mu daal di dañ même bu dee dindi nga ko pare gars yi def nañ capture bi ni dégg nga mam dañ ñu ko may ba si yàgg ñu indiwaat beneen ni dañ koo jënd ba waral sax Macky Sall dem indi ay précision wax ni lii bokkul ak lii suñu gafa la génne am na boo xamante ni ci initiative COVAX bi la war a ñëwee bi mu maanaam vaccin bi ñu ñëwee ba léegi cool yi dafa bari ci loolu mel ni ay koppar daf ci dugg ak dañ ci dugal gi am na lu ci leerul. man daal suñu 2,2 milliards leerul wax ji xam nga mooy lan buñ ko ragal 200,000 doses yi nga xamante ne moo ñëw jóge Chine bokkul ak initiative COVAX. donc loolu président di wax dañ ko koy tegal ne le. da président jox nañ la cër nit ku baax nga nit ku lu nga bëgg mais sa wax jooju teg ko ne le ñu li jënd suñu 200,000 doses ba pare après ñu soog a ñëw si say waxi COVAX yooyu 200,000 doses yi Abdoulaye Diouf Sarr dafa def communiqué tweet c'est un objet de communication Twitter communiqué la. dans sa page boo xamante ne mooy page Abdoulaye Diouf Sarr ministre de la santé. xam ne information yëpp da ko doon jaarale foofu wax ne Chine may nañu 250,000 doses. de kii de 200,000 doses. de vaccin chinois Sinopharm. quelques instants après mu supprimer tweet bi ñu toog quelques jours ñu ne ñoom dem nañ jënd Chine 200,000 doses de vaccin à 2,2 milliards. mais loolu loolu xam nga coïncidence xam nga ba léegi mën nga wax ne après dafa juumoon wala mais dafa am lu am solo. ministère des affaires étrangères du Chine. le 18 février bi passé dañoo def point de presse. si point de presse bi. kii ko def mu ngi tudd Hua Xiying mooy porte-parole du ministère des affaires étrangères dafa wax ne ñoom may nañ ay doses de vaccin ay dëkk 7 pays la ñu may ay doses de vaccin si biir 7 pays yooyu ñu may ay doses de vaccin Sénégal si la bokk il a bien dit le mot don mooy lu ñu lay may loo xamante ne doo ci fay dara léegi dañu bëgg gouvernement du Sénégal ak état du Sénégal mu jox ñu justificatif suñu 2,2 milliards yi fan la dugg parce que tamit Covid bi mënuñoo toog di seetaan. gis naa ci pétition Covid bi non pétition bi dafa war a leer pétition bi. gis naa ci pétition mais nit ñi nañ dem signer pétition bi sur réseaux sociaux yi dañu ñoo war a wax suñu xaalis fa la dugg. mënuñu seetaan Covid bi ñëw ñu bëgg del Covid bi mbir mi luñ ci dugal xaalis bi ñu ci dugal du leer. te duñu jox explication defoon nañ ko fi ak dans la première phase avec Mansour Faye mu taxaw fii nag dem wuju af nag pour justifier les dépenses. toog nañu ay weer ñu bañ ne ñoom duñ joxe justificatif de dépense tey jii justificatif de dépense yooyu ñu jox noonu dañoo war a ubbi une enquête bu leer ñu wax ñu ndax ñun suñu xaalis bi ñuy def ci Covid bi réellement ci Covid bi la jëm. parce que mënoo continuer nekk ci période boo xamante ne nit ñi ñu ngi dee parce que amoo ay lal yu baax ñu ngi dee parce que hôpitaux yi amuñu oxygène nit ñi ñu ngi dee de région à région. mais loolu mënuñu continuer situation bi gestion Covid bi elle est calamiteuse elle est occulte elle est opaque dara leeru ci. comme bon loolu mooy marque de fabrique gouvernance Macky Sall. mais loolu war nañ ko leeral mu leer nañ ci Sénégalais parce que. Exigence de sécurité nationale la exigence de santé publique la exigence de transparence la loolu dafa war a leer. aywa ci Covid bi ñu jeexal ci moo di deuxième vague bi première vague gisoon nañ état d'urgence couvre-feu deuxième vague bi ñu defaat ay état d'urgence sanitaire ak yooyu mais vraiment est-ce que c'est la bonne solution ndaxte boobu ba léegi nit ñi dañuy gën di faatu kaay du yokku spécialistes yi am na ci ñoo xamante ni sax da nga leen di gis dañ ni février bii ñaanuñu ko yàlla mais day gën a péjoo day gën a doy waar. mais li janvier ak février joxe mooy les mois yi nga xamante ne si la nit ñi gën a dee si Covid bi dama yàlla baal. mais loolu daf lay wan ne mesure yooyu ñu jël si état si couvre-feu amul impact. aujourd'hui Mamadou bu 15 heures jotee nit ñi nu ñuy buuxantee si biir dëkk bi loolu rek mën na yokk Covid. di daw mais en réalité couvre-feu bi ñu doon jël état d'urgence sanitaire bi ñu doon jël ce n'était pas pour le Covid. C'était pourquoi alors? C'était des mesures pour téye opposition bi téye opinion bi ba ñi li ñuy bëgg def
ñu def ko te kenn du mën a riposter kenn du mën a manifester te gis nañ ko situation bi am léegi. ñoom période bi ñu utiliser période bi nga xamante ne nit ñi ñu ngi nekk ci Covid nit ñi ku nekk ci ñun foo toll yaa ngi tiit parce que boo tiitil pour sa bopp yaa ngi tiitil sa njaboot. surtout yaa ngi tiit pour ñi nga xamante ne ñooy mag ñi nga xamante ne ñoom la yàlla booleel ñuy say waajur ñu say mbokk ngay tiit parce que Covid bi daf leen sonal nga toll situation boo xamante ne économiquement parlant dëkk bi ñëpp sonn situation Covid bi li mu def suñu économie réew mësul suñu am crise bu toll nii dem nañ ba 80% des ménages dañoo yëg Covid bi. dem nañ ba entreprise yu bari ñu ngi tëj. parce que Covid bi. dem nañ ba ñoom mécanisme yi ñu waxoon ne moom la ñuy jox pour ñu soutenir nit ñi entreprise yi mais ba léegi defuñ ko en place je donne un exemple depuis décembre wala depuis novembre ñu ngi wax le plan de relance. ñu ngi koy wax mais le plan de relance ba léegi amul benn document bu officiel bu président état du Sénégal signé nit ñi dañ ko wax nañ ko théoriquement nit ñi bind nañ seen dossier entreprise bind nañ seen dossier jox ko banque yi toog di xaare fan la réalité bi ñuy wax fan la jaar. Le plan de résilience bi ñu doon wax ne dañuy jël 200 milliards jox ko ci entreprise mais on a vu après que en réalité ce n'est même pas 70 milliards yu dugg ci système bi. c'est en réalité artistes yi dañ jot nañ. mais parce que artistes yi dañoo am fulla mën a kaas rek loolu moo tax ñu jot mais en réalité tey jii ñëpp ñi nga xamante ne ñoo liggéey dans les domaines de l'informel dañoo nekk say situations yi difficiles comme artistes yi. et je pense que artistes yi am nañ droit kaas pour ñu jox leen parce que xaalis bi nga xamante ne gars yi bu ñu ko jëlul jox ko dugal ko fii dinañ ko dugal foo xamante ne nit ñi duñ si jot loolu mooy réalité bi nga xamante ne moo am si dëkk bi tey jii. situation boobu lañ dañoo toll situation boo xam ne sanitairement nit ñi dañoo sonn économiquement nit ñi dañoo sonn ñu utiliser cette situation sanitaire pour des manœuvres bassement politiciennes maanaam pour jéem a noot Sénégalais ñëpp noot opposition bi noot ñi nga xamante ne ñoo nekk Sénégal am droit wax am droit kaas ñu ne leen doo leen fi waxee loolu mooy réalité gouvernance su Macky Sall loolu moo gën a metti ci situation bi mooy yow pendant que yow yaa ngi war a mobiliser sa réew sa waa réew ñëpp jóg nangul na la dañoo nekk ci Covid même ñi nga xamante ne say opposants yi gënoon a radical la taxaw nangul na la léegi Covid ñëw na nangu nañ waxtaan ak yow nañu toog ensemble xool nu ñu defalee dëkk bi ba ñu mën a supporter choc bi nga xamante ne mooy ñëw économiquement ñu mën a continuer dund Sénégalais yi mën a continuer dund pendant que baykat yi ñu ngi ci àll bi di am problème pour seen dundin. pendant que entreprise yi nga xamante ne ñoo nekkoon Sénégal di wër gerte pour mën a continuer di fonctionner di mën a fay seeni salaire di résorber chômage pendant cette situation là le gouvernement passe son temps à faire des complots contre les opposants mu di kàddu yi rek Bara Diouf mooy sunu gan ci Hashtag News nekk cadre administratif et financier ci privé bi nekk ba tey membre bureau politique bu MRDS nañ ci ñëwaat incha allah nekk ba tey initiateur bu plateforme rufisquoise de contrôle citoyen Babacar ñu dem pause ñëwaat. Hashtag News sur Vibe Radio. The best radio. Vibe Radio. The best radio. Vibe Radio. The best. Vibe Radio. ayca Vibe Radio téeméer ak ñaar tomb ñett mu di seen émission Hashtag News dibéer ñaar fan ak benn février 2021 Bara Diouf lañ ci dalal bu MRDS ci parti bi nag la ñuy wax Bara bu ñu jógee ci pàcc bu njëkk bi ñaareelu pàcc bi MRDS moom mi ngi exister jusqu'à présent. waaw ñu ngi exister en tant que parti et ñu ngi def suñuy activité ak bon période Covid bi tamit. avant Covid Bara même avant Covid on ne vous entend plus. non on vous entend plus chaque jour bu ñu ma ko waxee question bi mooy on vous entend plus parce que le champ politique léegi dafa bari ay pàcc beneen bi mooy le champ médiatique amul lii nga xam ne yéen am ngeen ko mooy ouverture vers les autres entités mais nit ñi on a l'impression que dañoo bëgg réduire Sénégal à 2 ou 3 entités politiques alors que nekkul noonu donc parti bi mu ngi dund luy parti bi dem nañ ñun ba gis ak yeneeni parti yi nga xamante ne ñoo bokk ay gisin ne war nañ jot na ñun ñu dem dans un ensemble beaucoup plus grand def un parti boo xamante ne un grand parti lay doon def fusionner parti yooyu si loolu lañ nekkoon di liggéey période Covid bi aussi tare nañu def suñu congrès parce que notre congrès normalement on devait le faire en avril 2020 mënuñ ko woon poussaatoon nañ ko ba janvier 2021 deuxième vague Covid bi moo tax mënuñu def suñu congrès pour loolu l'instant ñu ngi ci dynamique politique bu baax en tant que parti mais peut-être war nañ gën a def effort de vulgarisation en termes de communication. Oui, justement, on ne vous entend pas sur les problèmes souvent. Sur les problèmes du pays, on ne vous entend pas. Comme les gars, ils ont communiqué, ils ont conférence de presse, pour dara amé ñu bind wala ñu wax nangam sangam, on dirait que Imam Mbaye Niang bi mu joggé ci bop parti ba légui Non, pas forcément. C'est-à-dire aujourd'hui le point par exemple
sur la situation de complot bi nga xamante ne moo am contre Ousmane Sonko dina nañ un communiqué conjoint avec yoonu askan wi RND ñooñu xam ne suñuy partenaire lañ ñuy ànd ñooñu pour def benn fusion ak Pastef pour créer un parti bu gën a mag. ok seen relation ak Pastef parce que sànq ba léegi yaa ngi wax Pastef wala MRDS ak Pastef benn la. non Pastef duñ benn mais depuis 2016 ñoo ànd door di liggéeyandoo donc aujourd'hui dem nañ ba gis ne suñuy vision bokk na benn suñu gisin ci de réew mi bokk na on a les mêmes visions les mêmes perspectives donc on est en train de travailler dans une forme de fusion pour créer un parti bu gën a dëgër. mën leen quoi fusion ngeen def ko benn quoi. ñu def ko benn. MRDS Sonko et Pastef nekk benn. Il y a plusieurs partis dans cette dynamique là on est une dizaine d'organisations dans cette dynamique. parce que man coalition yi li tax bon utiliser wu baatu coalition quoi mais man maay utiliser baatu coalition parce que am na coalition bu ngeen njëkkoon nekk jot na nangam sangam coalition man bon gëmuma ko trop au Sénégal quoi parce que dañuy dem ba si digg bi dafay tas parce que problème leadership problème intérêt dafay génn foofu. non xam nga politique moo tëddee noonu politique mooy mbir moo xamante ne c'est une ak faral la quoi c'est partisan ak faral la donc fu far am rek. généralement parloo dina fa am mais loolu mooy dundal démocratie il ne faut pas que ñu gëm ne parti yu bari day sooxal démocratie gëwuma loolu kon pour man ku nekk su ñun am na droit avoir parti yu bari yi nekk Sénégal moom day sooxal démocratie. mais dafa fekk ne respecté wuñu loi dafa fekk respecté wuñu li loi di wax. bu ñu respecté woon li loi wax képp ku fi nekk parti sérieux woo si li nga xam ne moom la loi bi wax doo continuer du dund mais je pense que ku nekk su ñun. dans un cadre démocratique am na droit au chapitre moom mooy xool nan lay waxee ak fan lay waxee moo gën man pour man tant que dëkk ñu ngi nekk ci suñuy problème ñu koy waxante moo gën ñu denc suñuy problème suñuy xol parce que après bés bu jugee dina nekk situation yoo xam ne duñ ko bëgg donc loolu mooy l'essentiel maintenant pour l'instant ñun politiquement ñu ngi suñu parti. di def suñu di waajal bu fi Covid bi yàlla jëlee Covid bi incha allah ñu waajal suñu congrès. continuer aussi de travailler ak suñuy partenaires dans la fusion. fàttali ma seen secrétaire général kan la actuellement. suñu secrétaire général docteur Mohamed Sall la professeur d'université à Bambey dëkk Thiès mais di quelqu'un boo xamante ne il est connu et respecté au Sénégal parce que beaucoup de travaux yi nga xamante ne dans le cadre des assises nationales ñun MRDS ñu ne woon ci une partie intégrante wala un des piliers les centraux. parce que loolu bés histoire dina ko bind. ba histoire na bindal ce qui s'est vraiment passé dans les assises dañ xam ne ñu bari fii tey jii ñuy wax naan di wax les assises surtout sama mbokk waa APR yeeg waa PS yeeg yooyu xam ne dañuy wax les assises comme si ñoom ñoo ko doon diriger wala ñoom ñoo ko doon doxal mais dinañ wax réellement ñan ñoo nekkoon le pilier des assises. ok ci Sonko moom la ñu des li koy défendre ci plateau télévision yi moom bari na. waaw parce que ñaar tax ñett moo tax sax ci plateau yëpp. ñett moo tax. benn mooy ñun ay acteurs politiques lañ gis nga politique boo ci nekkee booy looy seetaan ñu koy tag sa morom ci injustice jàppal ne bés bu ñu paree ci kooku ci yow lañ jëm gis nga acteur politique bu fi nekk tey jii nga nekk du pouvoir ou de l'opposition nga am une ambition présidentielle wala nga am un ami wala koo xamante ne am na une ambition présidentielle nga seetaan Macky Sall teg li mu teg Ousmane Sonko Macky Sall pare ci yow la jëm Macky Sall pare na entre guillemets ci waa PDS. si Karim Wade pare na si Khalifa Sall mu ngi song Ousmane Sonko te du ci man dara bu neexee yàlla parce que Ousmane liñ koy tuumaal defu ko liñ koy bëgg tuumaal defu ko ñoom liñ xalaat ne moom lañ koy tuumaal defu ko ñett laa wax liñ ko tuumaal. liñ ko bëgg tuumaal ak ñoom li ñu xalaat après moom lañ koy tuumaal ñett yooyu yëpp defu si benn te ñett yooyu mënuñ si dara si moom ku seetaan nag ñu dal ci Ousmane Sonko bu ñu paree si yow la jëm nga nekk si biir Benno Bokk Yaakaar wala nga nekk si biir APR nga am ambition Macky Sall si yow la jëm parce que Macky Sall li mu bëgg mooy toog fi éternellement en tant que président te loolu Sénégalais duñ ko nangu Macky Sall dafa war a comprendre que ne 2024 mooy son arrêt 2024 lay gëj a dégg monsieur le président de la République incha allah. waaw d'accord loolu bu ngeen ko bëggee. loolu moo tax may défendre Sonko ñett laa la wax. waaw beneen bi mooy en tant que allié. politiquement nous sommes des alliés nous sommes dans dañu nekk ci processus de fusion ay nit nag boo leen di ànd da ngeen di ànd mu neex bu naxaree nga ànd taxaw ci wetam parce que àndoon nañ élection locale 2017 mu nekk suñu tête de liste yàlla def ñu am benn député mu nekk moom kii topp ci moom suñu parti la bokk. MRDS suñu parti la bokk. ci liste yi
ànd nañ élection présidentielle 2019 mu jël ay cër yu am solo jox ñu ko man mii personnellement mu jël cër jox ma ko mu nekk membre ci directoire de campagne am. kooku bu nekkee ci ay difficulté boo ko taxawulee da fekk na doo gor surtout boo ko xamee ne liñ ko teg ak nooteel la goo xamante ne complot la boo xamante ne liñ koy tuumaal dara defu ko ci. ñetteel bi mooy au plan personnel man dama xam Ousmane Sonko personnellement c'est-à-dire man su ma tasee ak Ousmane dama ne kaan Ousmane mu ne ma baara mu wax tooñ ma tooñ ko ñu waxtaan. kooku buñ ko tegee nooteel boo xamante ne defu ko boo xamante ne lépp luñ koy tooñ lépp luñ koy tuumaal tey jii defu ci dara damay taxaw ma défendre ko. taxawul défendre boobu nag lu mu laaj dinañ ko def parce que en réalité li fi am mooy. lu mu laaj dinañ ko def. li mu laaj dinañ ko def jooju rëy na de baax Mamadou lu mu laaj dinañ ko def ji rëy na lool. Mamadou. dama ne. ma waxaat ko wax mu leer. waaw taxaw défendre Ousmane Sonko lu mu laaj dinañ ko def. xam nga la moo tax. dëkk bi ñu nekk nii Sénégal la ay nit ci ay jamono dañoo xeex pour Sénégal ñun ñu mën a moom suñu bopp gis nga boo jëlee histoire Sénégal. pàcc Sénégal boo jël boo fa demee di nga fa fekk nit koo xam ne xeex na pour taxawal askanam tey boo demee Fuuta dinañ la tafsir Thierno Souleymane Baal tafsir Abdoul Kane ñu ngi fa woon doon xeex jamono yi sa toogool Cheikh Omar Tall mu nga fa woon di xeex jamono yam fa toogoon nga dem Waalo ñu ne la ndate yàlla mu ngi fa woon di xeex jamono yi fa toogoon nga wàcc Kajoor ñu ne la Lat Joor xeex na jamono yi fa toogoon nga dem Saalum ñu ne la tafsir Maba xeex na jamono yi fa toogoon nga dem Casamance ñu ne la Aline Sitoé Diatta xeex na demee si toogoon nga ñëw fii nga ñëw feneen ak feneen donc histoire u Sénégal ay nit la ñoo xamante ne dañoo yàgg bañ nooteel du ñu bañ nooteel ba jël nit koo xamante ne ñun ñoo ko jox suñu ñoo ko jàppale en 2011. de 2008 ba 2011 ñi ñoo ko jàppale taxaw xeex benn nguur moom mu tegu ci nguur gi bëgg ñoo teg nooteel ñu koy nangu loolu bu ñu ko nangoo ñun du ñu nekk ay gor. il faut que ñu comprendre benn mbir mooy tey jii lépp lu ñuy tuumaal Ousmane Sonko def ko. liñ koy tuumaal ñu ñëpp xam nañ ne def ko tey jii Sénégal boo wax ne Ousmane Sonko violé na xale bu jigéen bi naan ak li ñu dégg yëpp ñun ci histoire bi dañu leen non fii moom viol amu fa. loolu moom waaye ñu déglu yoon rek kaay ma wax dara yoon dafa am ñaar. yoon dafa am ñaar yoon Sénégalais yi ñoo ko moom. te ñun ñëpp xam nañ ne su nguuru Macky Sall gii bépp dossier boo xam ne c'est un dossier politique yoon du doxal yoon loolu kenn du ko werante parce que dossier politique bés bu ñu fi am bés bu yoon bi génnee Sénégal yoonu beneen réew wala yoonu beneen institution dindi nañ tuuma ndax Karim Wade mi fa demee ONU dindi nañ tuuma bañ ko tegoon Khalifa Sall bi mu demee CEDEAO dindi nañ tuuma bañ ko tegoon donc tey jii toog fi naan nañu xaar yoon def li mu war a def loolu njuumte la de. njuumte la parce que c'est une question. Cette question-là, c'est une question éminemment politique. Question bi politique kese la. Amul dara yoon amu si. OK. li ci yoon. as tuut la rek bu ñu si sànni. bëgg ñoo nax. te loolu. beneen bi mooy il faut que ñu ba benn mbir mooy même bu fekkee ne Macky Sall ak waa këram mën nañ utiliser yoon si biir justice am na ba léegi ay juges yoo xamante ne ils sont indépendants et libres te gëm naa ne dossier bi. bu fekkee dina egg tribunal te góoma mu egg tribunal parce que gisuma dossier bi ban juge. mooy wóolu nga sa bopp de. mais Mamadou boo amee dëgg lan ngay bañ a wóoloo sa bopp c'est-à-dire il faut que ñu dindi suñu xel benn mbir que ne nguur dafa am doole goo xamante ne mën na mëdd dëgg. tôt ou tard dëgg mooy mujj te dëgg gi ci histoire bi mooy Ousmane li ngay tuumaal dara def ko ci. tey jii amoo benn Sénégalais laa wax. benn Sénégalais bu sérieux nga ubbi sa micro bi nga wàcc ci télé bi benn Sénégalais bu sérieux nga ne leen bi ngeen déggee li wax ji yëpp dégg Ousmane wax dégg femme bi moom salon bi wax dégg témoins yi wax ndax Ousmane violé na xale bu jigéen dañu naan déedéet xam nga histoire boo xamante ne ñetti témoins la am ñetti seede bi mooy femme bi moom salon bi beneen femme bi nekkoon deuxième massage bi ak jëkkëru femme bi nga xamante ne moom salon bi ñetti seede yëpp nee nañ fii viol amu fa ñetti seede yëpp dañoo setal Ousmane Sonko PV yaa ngi wër ñun ñëpp gis nañ ko am na yoo xam ne sax kenn mënu koo wax ci rajo parce que rafetul mais ñun ñëpp xam nañ ne lii complot boo xamante ne bu bir la bu leer que ne Ousmane Sonko liñ koy tuumaal def ko beneen bi nag comme que xam nañ ne mbiru tuuma yi viol yooyu jàll na ñu ngi bëgg déplacer débat bi vers ay insurrection xam nga tamit parce que Bara doguma la après waxaguma ba léegi ñetteel bi mais li nga wax baatu insurrection boobu noonu sax dama koy bëgguma sax ñu tudd baatu insurrection mais booy xool nag jour bi Ousmane Sonko defee
déclaration de presse bi na mu waxee ak ci ëllëg sa la xew boo ko méngalee day xaw a mel ni rek dafa woote ñu wuy si ko. waaw déedéet xam nga dafa am lu am solo ba nga ne na mu waxee. déedéet da nga naan la mu wax bul wax na mu waxee da nga naan la mu wax parce que na mu waxee moom yow sa déggin la. la mu wax ñëpp dégg ko mooy il a appelé à la résistance baat yi dafa am solo parce que baatu tubaab la résistance dafa nekk su constitution Sénégal dañu ne Sénégal fii résistance dafa am yoon constitution moo ko may loolu la acteur politique yëpp di appeler depuis Sénégal doon Sénégal Moustapha Niasse bi ko fi mag Abdoulaye Wade bëggoon lever immunité parlementaire am dafa appeler à la résistance Abdoulaye Wade jamono Abdou Diouf dafa appeler à la résistance mais Macky Sall mii di président de la République dafa appeler à la résistance mais bu ñu fàtte ne fii Macky Sall bi mu nekkee ne day def bitigu partem bi Pikine ba ñu ne police daf ko téye si buntu Pikine dañoo buux policiers yi ak les marrons du feu mais fii kaw Ousmane Sonko booy songuñu policiers yi leen song. mais ñu ngi ko defee ci période boo xam ne état d'urgence sanitaire la. état d'urgence sanitaire lan mooy. non ci liñ ci wax dañuy bañ rassemblement. mais dama ne rassemblement chaque jour nga gis ko. waaw d'accord naa mais xam nga aussi nag. est-ce que police dafa fekk rassemblement yëpp. est-ce que police dafa est-ce que histoire des na dama laaj. dama ne est-ce que am na benn rassemblement bu police tas ak ay lance lacrymogène. même bu tasul benn rassemblement seen bos moom la ñuy wax. yéen xamoon ngeen ni loolu bu amee aussi problème dina am. mais lii nga si am yéen journaliste ngeen seen reporter mu ngi fa woon ak reporter yeneen rajo ak yeneen télé ñëpp xam nañ ne bi policier ñëw na leen na gaay tas. grand ji bi Guèye Ndiaye na booy tas leen booy ne non c'est-à-dire mun a xaar leen moo Ousmane pour mu ñëw wax booy dem le temps Ousmane génn lañ ko dóor lacrymogène donc yow xam nañ ne bu fekkee ne amoon na am nit ñoo xam ne am nañ volonté jàmm am mais doon nañ wax ne jàmm am na mais lii yëpp si complot bi la bokk. ok ci complot bi la bokk wax nga ma ñaar ñetteel bi tax nga nekk ci Ousmane. nga nekk ci moom nga ànd ak Ousmane du ko defam. non wax naa la ñetteel nee naa la en tant que politique. waaw. da nga war a défendre injustice bu politique dal. nee naa la en tant que allié sa allié bu nekkee situation bu difficile da nga ko war a défendre. nee naa la en tant que personne nit koo xam muy sa xarit bu nekkee situation bu difficile da nga ko war a défendre. dafa am ñett yu ma la waxoon nag dama doon ñett yu ñu wax si moom dañ ko tuumaal viol te def ko tuumaal ko insurrection te def ko bii di ñëw ñu bëgg koo tuumaal tamit defu ko. te boobu bés bu ñu ko fi waxee dinañ ñëw toogaat fii ñu ne leen defu ko. mooy addu ngeen di teewlu ñu gis ni mbir moomu ba mu amee ba léegi jàpp gi moom dafa takkarnaase ñu ngi jàpp ci bàyyi di jàpp am na ñoo xamante ni am na sax soxna soo xamante ni dañ ko jàpp bàyyi ko jàppaat bu mel ni jàpp yi fi mu ne nii ba sax ñi nga xam ñooy droit de l'homme yi ak société civile yi ñu ngi ciy addu wax ne ak luy mën a amit nañ ko teg ci yoon mais jàpp gi bari na te loolu mën na dem bu jur naka sa lu noonu baaraam. mais jàpp gi tamit élément la si complot bi complot bi mooy dañoo soxla benn nit boo xamante ne moom en tant que personne bëgg nañ ko neutraliser bëgg nañ aussi neutraliser organisation politique bi nekk ci gannaawam. loolu moo waral jàpp ji dafa am ñetti façon bu nekk war nañ ci mën wax bu njëkk mooy les 18 personnes yi nga xamante ne au Dakar tey moom ñett nga ma indil quoi. waaw tey bés bu ñett la. lu tool nag imaam mooy wax nag baax lu tool nag dafa baax. voilà imaam mooy wax en passant. astaghfirullah du ma imaam non du ma imaam. léegi ñett kaay dafa am ñi nga xam ne dañ leen jàpp ci jour manifestation le 18 muy 18 yi nga xam ne dañoo nekk Dakar 8 yi nekk Bignona. li grave mooy manifestation yi la fa am ce jour bi la am mais ñooñu la moo tax kenn jàpp leen teg leen en flagrant délit yóbbu leen tribunal jugé leen ce jour ba. lu tax ñu bëgg leen yóbbu instruction lu tax ñu bëgg ne ñoom dañoo yor un mouvement insurrectionnel. ay termes yi ñu utilisé. mais procureur de la République xam na li mu def. Bassirou. xam na li mu def. Serigne Bassirou moom Serigne Bassirou Gueye xam na li mu def non ragal ma tudd turam de. non. waaw non da nga ne Bassirou ñaari yoon tontuwuma la. waaw non c'est juste pour ñu xam ne procureur bi mooy. bëgguma tudd turu nit ñi bëgguma tudd turu nit si média mais dama bëgg wax ne ragaluma tudd ne procureur de la République Serigne Bassirou Gueye. xam na li mu def. c'est-à-dire aujourd'hui dañoo chargé ay xale ay jeunes yoo xamante ne seen seul crime mooy dañoo taxaw ñu sànni leen ay xeer ay grenade lacrymogène ñu résister loolu mooy seen seul crime defuñu leneen. maintenant bu fekkee ne am na ay yàqu-yàqu yu fi am mais nañu leen juger ku nekk wax lan moo sa part de responsabilité parce que jeunes yooyu aussi ils sont responsables de leurs actes xam nañ ni ñuy def
ku nekk si ñoom bi ngay ñëw am nga sa kii mais tey jii en tant que politique mais ñun gis nañ ne am na yu fi gën a garaaw yi mais mujjul fen mais ñaata yoon la fi waa APR xeex ba nga seetaan ay nit ñu dóor bañ naan dee ñu ngi dund ak dee nañ dafa mujj fen jeunes yi nga xamante ne dañoo dem palais de la République du Sénégal parce que palais de la République n'est pas le palais de la République de l'APR ou le palais de la République de Macky Sall. Palais de la République du Sénégal xeex si buntu palais de la République du Sénégal ay jeunes tëb biir grille palais de la République du Sénégal violer un espace ba nga xamante ne république bi ko bokk fan la mujje ñaar lañ si tëj dégg naa 15 jours lañ def xaw ma de kii mais nañu arrêté ñooñu dañ leen waroon juger en flagrant délit te ñooñu newuñu woon dans un truc insurrectionnel dañu bàyyi lu ñu def. dañu xam ne ay doomi Sénégal la ñuy waxal ay jeunes yoo xam ne Sénégal lañ dëkk méchanceté bi fi nekk dans ce dossier là moo amul yoon. beneen bi mooy am na seen soxna soo xamante ne parce que soxna yi benn leader la rek dañ koo war a fekk man façon bi ñuy jàpp nit ñi sax dafa ma metti yow na ngay fekkee nit kuy dem di liggéey nga koy kor sa mbedd bi jàpp doo ko fekk këram sax ay mbokkam xam ne kii police moo ko jël see. sutura tuuti. mais. beneen bi mooy am na soxna soo xam ne wax nga ko Fatima Meng. première fois bi ñu koy jàpp dafa ñëw tribunal dafa ñëw prison doon andil gars yi lekk ñu jàpp ko. quelques heures après ñu libéré ko. démb mu ñëw dikk pour andil nit ñi la ñu lekk ñu jàpp ko. lan lañ bëgg. il faut que aussi les régulateurs sociaux comprendre que ne benn mbir am na dëkk bu ñu fa bëggee jàmm nit ñi di wax jàmm mais aussi kuy tooñ nañ ko wax ne yaa ngi tooñ. te mbir mi tooñ bi mu ngi bëgg ëpp loxo te Sénégal fii jàmm rek moo fi xaj leneen xaju fi. leneen xaju fi. mais nag ku créer condition leneen mën na dal sa kaw. ok xam nga wolof dafa nit bu lay wut seet mënu la jot dafa am feneen fu muy jaar ngir jot la bu ma waxee loolu moo di ne xam nga am na soxna koo xamante ni tuddoo ko man du ma ko tudd mu di ni borom këram dafa nekk ci biir parti bi bu Pastef ñu koy seet nee ñu gisuñu ko ñu gisit keneen koo xamante ni dafa yóbbu ñaari yoon. lekk ñu jàpp ko di seet ka nga xamante ni moom dafa muy Birame Souleye Diop. mu génne ab 2 jours après 24 heures après biñ ne gisuñu ko daw nag nangam seen mu door a def benn post sur Facebook wax ni liggéey moo ko jàppoon mu xaw a nangam sangam bëggul déglu média yeeg dugg na fi mais taxaw na temb ni buñ ko woowee dina ñëw mais moom aussi est-ce que indiwul jafe-jafe indiwul ñooñu jafe-jafe. Mamadou. parce que en tant que bon moom borom tur la ci biir parti bi. Mamadou. nga toog 24 heures. Mamadou. réagir Mamadou. vas-y ban délit la def. non waxuma dafa def délit. deful délit mais c'est-à-dire c'est extraordinaire nag. kaay nag ma wax dara dafa am ñaar yu am. et que yéen journalistes yi souvent da ngeen jàpp seen bopp ne ay nit ñi loo xam ne kenn waru leen laal mais je pense que fii responsabilité journaliste dafay ñëw. un homme public ngeen toog ne dafa daw alors que mu ngi toog këram. gisuñu ko. mais da ngeen ko war a gis woo ko jotuñu ko. mais boo leen ko war a gis jotu leen ko dafa daw. nekku fi rek la ñu mën a wax. mais lan ngeen di lijjën mais dafa daw waxuñu nekk fi rek dañ ne dafa daw et dañ ko tooñ. ku xam Birame Souleye Diop xam ne Birame Souleye du ko daw Birame Souleye c'est un responsable. Birame Souleye c'est un haut fonctionnaire de l'État du Sénégal. Mais parce que da ngeen ko tooñ. et journaliste ñoo ko tooñ. et tey jii non du journaliste. dans le traitement de l'information non c'est journaliste là dans le traitement de l'information pour moi les journalistes doivent être beaucoup plus rigoureux dans cette situation là. pour moi les journalistes waruñu accepter que ay nit du pouvoir di leen manipuler comme ça parce que manipulation bi dafa bari. on a vu des gens toog ci télé bi di wax di tudd turu jàmbur naan diw dafa daw diw dafa lii mais loolu rafetul. gis nga xeexu politique ak fu mu mënti toll nit da ngay am élégance tuuti quoi. famille dafa sacré. relation nit ak famille am dafa sacré. te nit ku baax waroo toog ci relation nit ak famille am ngay toog ci télé di ko wax di ci wax lu ñaaw rafetul. war ma ëllëg non budul war ma sax ëllëg a tax. parce que tamit attention Sénégal ñu lépp fi la ñu fekk. am na lu nekk mën nañ ko wax mais am na ku nekk foo mën a yem ci wax ji parce que même bu dee da ngay xeex même bu dee xeex bi jaral na la lépp mais dafa am loo xam ne moo jiitu si ñun si ay jikko. ñu nekk ay sénégalais jikko yooyu mooñ ko ak ñun si ay lois yoo xam ne moo ñu tënk en tant que ay république et je pense que loolu nit ñi war nañ ko mën a respecter et que nit ñi respecté wuñu ko dans le cas précis. beneen bi mooy dafa am loo wax lu am solo da nga ne nit su lay wër waa léegi nit ki lan moo tax mu koy wër. laaj naa la question bi. mais lan moo tax ñuy nangu que ne gouvernement
wala pas gouvernement état wala un régime jàpp ne acteur politique bi moo leen nar a sonal élection yi di ñëw ñu ne noo kii du fi dundee tant que Sénégalais ñu ngi nangu loolu de manière générale tant que ñun ñu ngi nangu de manière générale ne noonu la dëkk war a doxee au Sénégal en 2021 problème day yàgg am problème day continuer am je pense que tey jii Ousmane Sonko benn délit la am mooy délit d'ambition présidentielle te président Macky Sall nag képp ku am délit d'ambition présidentielle foog moom fu mu jaar ak yow su la mënul xëcc ci yow ci wetam nga bàyyi say ambition dina ut fu mu jaar ak yow utiliser son bras bi nga xamante ne moom la am ci biir justice bi parce que bu ñuy waxuñu justice bi yëpp dans sa globalité mais xam nañ ñi nga xamante ne ay tête la ñu mën leen citer ci biir justice bi nga xamante ne à chaque fois qu'il y a un dossier politique ñoom la Macky Sall di utiliser ñu dal ci kaw homme politique yi. maintenant loolu nag mënul wëy parce que tamit nag ñun Sénégal yàlla def nañu que ne ñun dafa am histoire dañu am jaar-jaar. ñun du ñu yenn dëkk yi nga xamante ne xamuñu démocratie du ñu yenn dëkk yi nga xam ne xamuñu alternance xam nañ ko le président Macky Sall dafa comprendre qu'il y a une vie après la présidence. après nu da nekk président de la République toog Sénégal am jàmmam. président Abdoulaye Wade mu ngi fi am jàmmam nit ñi bëgg ko di ko seeti. Abdou Diouf mi ngi dem di ñëw. mais moom na comprendre que ne nekk na Sénégal am jàmmam et il a le temps. Notre matériel de mettre un point à cette mauvaise histoire bi nga xamante ne amul ko njëriñ du amal njëriñ Sénégal parce que li mu si bëgg mënu ko ci am. aywa sax dal nga ci kaw taskati xibaar yi waaye taskati xibaar yi ba tey rek fii laa toog leen défendre dama leen défendre. non daluma si kaw taskati xibaar yi non waxin benn waaw du ñëpp waaw am nañu ko voilà. waaw mais yow xam ngeen ko yéen. voilà seen potum biir la bàyyi ma bàyyi leen voilà de toute façon bon ñi ngi raxas te incha allah bu ñu yàlla jàppalee dana set mais taskati xibaar yi aussi dañ leen siñ fa nga ci affaire Sonko bi ñu dem ba leen def ay menaces de mort ak ñoomeen seen bu may jël kaawu Maïmouna Ndour Faye bu 7TV dem ba vraiment ñu koy dànkaafu te nee ñu ña koy def ay militants yoo xamante ni ci parti Pastef lañ bokk loolu bi ko déggee baara naan la def. waaw d'abord ñaari mbir dafa am loo xamante ne principe la principe moom ak foo mënti toll principe du changer principe mooy képp ka nga xamante ne nii acteur la ci vie publique kenn amul droit di ko saaga man ànduma képp kuy saaga ànduma ak yow. xaste ànduma ak yow mais li ci gën a grave mooy menace de mort loolu moom. képp ku ñu fi menacé de mort dama nga porter plainte ki la menacé de mort ak ku mënti bokk maintenant Maïmouna Ndour Faye man sama jigéen la et maa ngi koy massawu si li nga xam ne teg nañ ko mais nag Mamadou mënuma nangu nga ne benn post Facebook boo gis nga ne diw fii la bokk wala fële la bokk loolu mënul ne c'est-à-dire tey jii man yow xam nga ne mën naa ubbi post de Facebook jël say photo bind Mamadou Fall Vibe Radio alors que man maa ngi dugg saaga ku ma neex. manipulation am na si tey jii gis nañ ne manipulation bi mais am na ay preuves yu tangible yu wane ne am na si nguur gi ay nit ñoo xamante ne yor nañ ay organes yoo xamante ne pour manipulation la dañuy jël ay photo ay leader opposition bi di si def lu leen neex si réseaux sociaux yi pour taxal li nga xamante ne mooy leader opposition bi mooy façon de defuñ politique bu salte bi ñuy wax te loolu yàgg na si ñoom loolu du tey du démb yàgg na si ñoom de manière générale beneen bi mooy dañuy wax ay menaces de mort mais ak saaga yi ñuy wax mais ñi nga xam ne ñoo nekk ci nguur gi ñoom seen biir saagante nañ fi ay saaga yu ñaaw saaga nañ ba saaga xeetu nit askanu nit wala waasu nit mais pourquoi ñu bëgg jël saaga bi rek bëgg ko tafal benn bor bàyyi beneen bor loolu manipulation la te manipulation boobu ci biir complot bi la bokk. ba léegi le mot complot parce que non le complot complot bi dafa leer c'est-à-dire du lu ñuy lam-laame beneen bi mooy Sénégal dafa am yoo xamante ne daañu ko doon dégg te dara jarul ci àdduna loolu ñu ko fiy dégg parce que conséquences yi mu nar a am nar na garaaw nañ ci bàyyi xel mbiru waaso mbiru xeet mbiru yooyu. c'est dangereux nañ ko teg. parce que fi mu jaar Afrique yëpp da ko yàq. mais dafa am lu garaaw. xam nga sànq maa ne leen gars yi seen prochaine accusation contre Ousmane Sonko mooy insurrection Ousmane Sonko député la Aliou Dembourou Sow. men borom jaasi yi. borom jaasi yi. moo wax ñëpp dégg de. du député la kenn créé ko waaw. kooku lu mu def du appel à l'insurrection. du appel au meurtre. bëgguma si woon dugg mais est-ce que loolu du appel à l'insurrection appel au meurtre. Sénégal nag nañu bëgg a xam ne injustice fu mu foo ko ji.
li ngay góob du nekk jàmm ci yow. aywa ba léegi rek mu di seen émission hashtag news nee nañ ma kàddu gi liñ ma ci maanaam li ñu dese ci temps bariwul Bara doo fi ñëw nag ba dem te du ma la wax ci sa plateforme bi nga xamante ni bokk nga ci ñu ko xalaat mu di contrôle citoyen projet bi lan la loolu. waaw projet bi mooy ñun dañoo jàpp depuis 2013 ou 2014 wala depuis 2014 sax que ne souvent suñu acteurs politiques yi à la base. instruments yi nga xamante ne état may nañu ko wala loi may nañu ko pour ñun citoyens yi ñu mën a xam li xew suñu mbokk moomeel yi mooy suñu communes yi duñ ko utiliser maanaam mën nga gis at mi ba at mi jeex da ngay dem dans une ville. comme Rufisque nga ne leen budget bi ñaata la kenn du xam ñaata la. budget bi fan lañ ko dugal kenn du xam fan lañ ko dugal. lan moo tax problème bii am état bi na la maire bi na la du sama compétence état la état na la non du sama compétence commune bi la ko. coow yooyu yëpp wax yooyu yëpp bu ñu créé benn ay éléments de discussion à chaque fois qu'il y a des questions yoo xamante ne dafa laaj. ñu waxtaan seeg population bi ñu dem par exemple dem jël budget bi. en tant que tel. ne leen par exemple budget 2018. temps lañ voté woon. compte administratif bi ñëwee mooy utilisation budget bi yéen waa Tëngéej seen 4 milliards et quelques 2 milliards et quelques ci salaire la dugg. 200 et quelques millions wala 300 et quelques millions ci carburant la dugg. temps. lan moo tax dëkk bi mënul set alors que yaa ngi am plus de 1200 employés wala 1400 employés. 1400 employés yooyu kan moo leen di gis à Rufisque kenn yow Tëngéej nga dëkk Tëngéej laa dëkk kenn du leen gis lan moo tax nga am une ville boo xam ne qui a le 3e ou le 4e budget du Sénégal mais en terme d'image da nga yaakaar ne dëkk boo xamante ne dëkk bu salte la. lan moo tax lii lan moo tax yooyu yëpp ñu koy waxtaan ak population yi di leen expliquer. gëm ne aussi. Génération bii di ñëw dafa war a gën a porter question yooyu les questions citoyennes de base dañ ko war a gën a porter et erreur bi gën a mag suñu si acteurs politiques yi surtout les jeunes mooy dañuy def une séparation entre la citoyenneté et le politique jàpp ne politicien daal à chaque fois booy wax da ngay war a wax ci fichier électoral. wax ci complot yi. wax ci complot yi. bàyyi li ëpp solo l'essentiel mooy la vie des Sénégalais à la base. et tey jii Sénégalais yi boo jël. tey jii boo doon laaj suñu communes yi nga laaj leen impact nit ñi impact bi communes yi am ci nit ñi dañ lay wax ne waaye boo amee certificat de naissance rek wala nga am yàlla si yàlla musal certificat de décès booy lijjanti. alors qu'en réalité bari na ay mbir yoo xamante ne c'est l'éducation sur la santé. Sur la santé tey jii c'est extraordinaire que nga dem dans un poste de santé ñu ne la poste de santé bi ñii c'est des agents municipaux. dañ leen di fay ay salaires yoo xam ne mën na dem 250 000 ba 100 000 wala ba truc. ñu ne la ñii c'est des contractuels kii moo leen di fay comité de santé bi moo leen di fay da leen di neexal 25 000 par mois alors que ñoo ñuy neexal ay 25 000 et 30 000 par mois c'est des gens yoo xamante ne dañuy def ay intervention ci nit ñi dañuy piqûre dañuy liggéey comme ñeneen ñi. pendant ce temps là nga dem dans les communes nga ne leen gën leen liste employés yi nga gis benn waay boo xamante ne il est employé à la commune mais bu xëyee suba day jël otom dem liggéey beneen entreprise am wala dem liggéey feneen et loolu nit ñi ñoo ko seetaan gëm ne c'est une fatalité alors que ce n'est pas une fatalité gëm ne état moo war a def lépp alors que en réalité état am na lu mu war a def lu bari mais am na ay compétences yi nga xamante ne ñëw na beneen bi mooy décentralisation de manière générale lu ñuy waxtaane la lu ñun ñii parce que ñun par exemple dañoo gëm ne lu mel ni projet bi nga xamante ne président Macky Sall am na ko pour supprimer ville yi. mais c'est une calamité. ba nga ko déggee sax. boo xamante ne mais loolu yëpp dafa attention li Macky Sall di teg fii yëpp wax naa leen ko gars yi depuis le 31 décembre 2020 le président Macky Sall dafa def un virage totalitaire maanaam képp ko nga xamante ne un acteur politique nga bu war a mën a génne. mu xam ne yow potentiellement la. foog ñu couper sa bopp nga nar a nekk maire Dakar. parce que Dakar nday ngand na ñu ne nañ supprimer Dakar nga mën a nekk maire Rufisque ñu ne parce que commune bu mag la ñu ne nañ supprimer Rufisque nga mën a nekk maire Pikine ñu ne nañ supprimer Pikine bu ko defee Sénégal acteurs politiques yëpp dañuy nekk nit ñoo xamante ne dañuy Macky Sall mooy nekk seen kaw ku nekk si ñoom mu soxlaa la ku mu soxlaa mu compal la jox la institution nga toog après ngeen nekk mburoog soow. mburoog soow sama laatu ma lay bàyyi Bara Diouf futur maire de Rufisque ndax mën nañ xalaat loolu. ambition bi mooy nekk si ñi nga xamante ne acteurs yi nga xamante ne ñooy changer visage du Tëngéej ambition boobu moo rëy moo ëpp yow
sa ambition benn nit gis nga ñun dañoo juddu màgg Tëngéej at bu ñu dem Tëngéej di gën a yaaxu Tëngéej di gën a ñaaw Tëngéej di gën a yow Tëngéej nga dëkk Tëngéej di gën a ñaaw ñun suñu génération suñu défi wu génération mooy ñu redresser la barre défi boobu bu laajee ku nekk suñu ñun ñëpp ñu rangé wu derrière Mamadou Fall ñu def Mamadou Fall maire ñu rangé wu derrière Mamadou Fall bu laajee rangé wu derrière keneen ñu rangé wu derrière keneen def ko mel mais l'idéal mooy na Tëngéej changé na Tëngéej soppeeku loolu mooy li ëpp solo beneen bi mooy message bi mu goon terminé mooy man message bi dama koy jox directement le président Ousmane Sonko et les Sénégalais di wax Sénégalais yi ne ñun ñi xam Ousmane xam nañ ne liñ koy tuumaal defu ci dara ñun ñi xam Ousmane xam nañ ne liñ koy tuumaal ay sos la yoo xamante ne dañ ko koy sosal pour yàq daram seen kanam leen wax ne kii nga xamante ne mooy Ousmane Sonko bu fekkee ne mu da ngeen di seet président boo xam ne bëgg na Sénégal am na gisin bu leer ci Sénégal xam na fu mu bëgg yóbbu Sénégal te Sénégal jaral na ko boppam jaral na ko sa vie personnelle bu leen Ousmane Sonko rëccee ngeen gaaw gis ku mel noonu. aywa sa kàddu bu mujj moom defe naa ni laa lay bàyyi rek ci seconde nga tëgg ko. mais di la nuyu di la remercier encore si invitation bi. di nuyu mboolam ñi ñu doon déglu et particulièrement waa Tëngéej suñu dëkk ba ñu moom. mu doon seen émission hashtag news doon ci dalal rek jeune la comme ni ma leen ko waxee ne la hashtag ñun ñu ciblé moo di ndaw yi nga xamante ni gis nañu ñoom it dañu am kaddu ci réew mi ci foo mën a dem politique économie sport fépp ndaw yi ñi ngi fi ndaw yaa ngi fi il faut ñu seeti ndaw yi loolu nag liggéey la laaj mu di Bara Diouf nekk cadre administratif et financier ci secteur privé bi membre bureau politique bu MRDS nekk ba tey initiateur bu plateforme rufisquoise bu contrôle citoyen dégg ngeen nag plateforme boobu liggéeyam lan la mu nekk mbir mu am solo xam naa di ngeen fi ñëwaat ngir ñu waxtaane ci plateforme boobu bile mu doon seen émission hashtag news Babacar xanaa rek laata ñuy jeexal di souhaiter rek carême bu neex sunu mbokk yi Christophe ak Philippe ak ñi nga xamante waa Bara aywa waaw foofu tamit joroon na sax di souhaiter suñu mbokk yi nga xamante ne ñooy chrétiens yi yàlla may leen weeru karam bu am ak jàmm di leen aussi ñoom aussi seen jaamu yi ñu jaamu yàlla ñu gën a ñaanal réew mi et loolu aussi war nañ ko wax nañ gën a ñaanal réew mi am jàmm ñi nga xamante ne mën nañ ñaan réew mi am jàmm ñu ñaan réew mi am jàmm ñi nga xam ne mën nañ jëf pour réew mi am jàmm aussi ñu jëf pour réew mi am jàmm. waaw est-ce que loolu du dóor pour ngalax kooku dóoru ngalax la Bara. mais ngalax ren j'espère que dina am. incha allah loolu la ñuy kii. atiwaat Mamadou Fall moo doon jottali moo doon defal émission bi andi ceeg Babacar Kane ci jàppandal bi gannaaw Vibe Radio point sn application bi ci teew nañ wéy leen di ànd ak ñun ci Facebook Twitter Instagram suñu chaîne YouTube te di leen jox rek daje incha allah replay bi ci kanam tuuti dinañ leen ko tegal ci suñu chaîne YouTube jàmm ak jàmm.